asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fu leen tollu Khadim Gueye moo ngi nii toog jàkkaarloog yéen tey ci dimanche ji di leen nuyu di leen ziar fu ngeen toll ci àdduna sama jarbaat yu jigéen yeeg yu góor yéen yëpp maa ngi ci nuyu waaw di ci jiital sama jarbaat ba nga xam mooy bu njëkk ba di Koura Macky maa ngi koy nuyu ak yeneen jarbaat yi nga xam ñu ngi judd fu nekk ci àdduna bu ma nekkee di lim liste bi dafa bare ne ba ma ko waxee ba tey jot naa fi lu mat 80 yoo xam ne ñëpp ay jarbaat lañ ma naree tudd tur yi rek day metti donc nag ci turu Koura Macky yéen jarbaat yu jigéen yëpp nuyu naa leen ak jarbaat yu góor yi ak rakk yi ak mag yi ak ñi nga xam ne def nañ mu seen clip ok donc di leen sant vraiment ci loolu ak yëg-yëg bi di leen gërëm yéen ñëpp fu ngeen toll ak ni ngeen ñuy suivre di xool Khadim Gueye TV di ci abonné ak yéen ñëpp ku ko deful woon ba tey na nga dem nga def ko waaw parce que gis ngeen chaîne bi mu demee ñu bare dañuy defal sax ay robot lañ parce que seen commentaire yu positif la parce que nit ñu baax laa fi sélectionné li ma leen doon wax mooy man soxlawuma quantité mais qualité waaw saagakat yeeg yi yëpp li ma ci dindi ëpp na 30 wala 40 000 personnes yoo xam ne soxlawuma leen fii waaw parce que nit ñu yiw boo ñëwee yiwa di dugg ci ñu yiw doo fa sax du sa place waaw donc ñooñu dama leen di yombalal mbir mi ñu dem fa nga xam ne si may nañ leen ñu ne fa di fa saaga foofu la ñuy gën a nekkee à l'aise fii ab saagakat mënu fee nekk à l'aise donc dellu soir rek tey war a wax parce que ñu bari ñu ngi may woo ci actualité yi nga xam ne dafa am Sénégal gis ngeen mbirum Wally Seck mi ñu bari ñu ngi ma ciy laaj fan yëpp man damay toog bala may wax damay toog mu déglu côté bu nekk def sama analyse am na analyse bu ma ci defoon y a de cela quelques mois mooy ba mu Wally solee t-shirt ba dafa naa ne bu ngeen fàttalikoo déggoon ngeen sama xalaat lan laa ci waxee waaw ñu bare am nañu ci d'accordul ak man parce que man tamit opinioniste kese la doomu aadama comme yow mi may xool da ngay am sa idée am sa xalaat am loo gëm man ma am sama idée am lu ma xalaat am lu ma gëm ak nu ma ko xalaate suñu vision mën na bañ a bokk mais on est ensemble voilà version nag mënul nekk damay wut lu neex nit ñi ba tax man may wax loo xam ne gëmuma ko pour am ci ay tàcc man soxlawuma ay tàcc li ma gëm mu jóge sama xol bii man loolu lay wax sama analyse bu ma ci defoon dama leen waxoon ne leen Wally Seck Sénégal dañ ko war a remercier ñu bari d'accorduñ ci woon peut-être comprendre duñ fan laa waxee parce que tey li ma leen wax lii am tey ak coow lii fi agsi lii ma leen waxoon dëggal na ko mooy tey ji t-shirt boobu Wally Seck soloon muy couleur LGBT yi muy arc-en-ciel bi ci nekkoon moom génn na wax ne xamu ko woon justement parce que yéen ñii bi Wally solee t-shirt boobu ba coow li jib ci ngeen doog a xam couleur yooyu ñan ñoo koy parce que arc-en-ciel dama bëgg ngeen xam ne ci asamaan si bu tawee ba noppi da ngeen koy gis kenn ku ne gis nga ko ci àll bi bu dëkkee da ngay gis couleur yooyu moom ngay gis mu nekk nii genre arc lay nekk ngeen gis ko couleur yooyu yëpp nekk ca ñii nag ñoo ko jël mooy góor jigéen yi ak lesbiennes yi ñu jël ko adopté comme seen couleur mais du ñoom ñoo ko sàkk du ñoom ñoo ko créé du ñoom ñoo ko moom arc-en-ciel lu jóge ci suñu borom la yàllaa koy def ca asamaanam see te kenn xamul lu tax yàlla def ko ñu gis ko mu rafet lool buñ ko gisee ñu woo ñëpp ñu di ko xool ba ñuy demee nag ba jël ko di ko sol ñi ci la ko nit ñi sib donc li taxoon ma wax dañu war a sant Wally Seck c'est pas parce que dañuy jàppale góor jigéen wa illaa dañ leen di soutenir wala dara góor jigéen kenn bëgg ko waaye nañ nangu leen góor jigéen ca yonti yàlla loot la woon ba tey jii moo tax tey bu ma gisee benn mouvement benn groupe de personnes ñëw ne ñoom ñooy dindi góor jigéen Sénégal wala ñoo koy dindi ci àdduna bi dañuy nax seen bopp di leen nax yéen seen bopp parce que mënuñu ko waaw te dinaa leen développer affaire dina gën a yaatu pour wax leen thèse bi ma amoon ci Wally influenceur la influenceur mooy koo xam ne buy wax wala muy jëf am na ndaw ñoo xam ne am na nit yoo xam dañ koy jël comme référence alors référence bu dee sol na mbubb mi ngi mel ne lii ma sol tey bu doon loo xam ne si man mën naa ko sol xaw ma lan lay signifier peut-être am na lu muy signifier man xaw ma ko tey jii ma gis mu rafet rek ñu jox ma ko ma jël ko ma sol ko ëllëg buñ ma waxee ne ma yow kat Khadim lii nga soloon lii lay signifier ak lii te lu baax ba ma am ngoru génn ñëw jàkkaarloo génneen man de xaw ma ko woon da ngeen ma war a gëm waaye bu dee ñemi yàlla tax na ngeen ne li tax ma sol ko dama ko sol ndax ñee dañ maa fay xaalis wala xamoon naa ko maa ko tey wala déet te yow moo koy wax yow xamoo ko woon donc noonu ko ñàkk bañ a xamee Wally Seck mën na ko bañ ñàkk xamee
ndax chaque fois buñ ko attaqué ak lañ ko attaqué xëy na xale la dugg na ci te xamu ko ne yoroon na fi saag boo xam ne yéene saagub jigéen la bañ ko waxee dafa dem ba ci spectacle am télé yépp branché wu ci moom mu jël ciseau xotti saag boobu kooku mooy xamu ko woon ne bu ko xamoon day génne maa tey dañ may fay xaalis dañ may sponsoriser artiste la dama leen defal promotion kooku defe naa ne war na am fitu assumer loolu mais bu demee ba yàpp ña koy fay xaalis boobu ay millions yi ngeen di wax mu jël déchiré ko devant le monde daggate ko ngeen war a xam ne kii xamul woon la muy def loolu moo tax t-shirt boobu bi mu ko solee ne leen xamu ko woon ma ne leen da ngeen ko war a sant ndax bu dul woon Wally Seck mi nekk influenceur ñu di ko topp déglu leen ma bu baax de ah Sénégal tey ku fi sol t-shirt wala mbubb mu am couleur yooyu boo ko doon may nit sax du ko da koy jël xotti ko wala mu sànni ko kan lañ ko war a sante Wally Seck ndax bu coow loolu amul woon da ngeen dem Sandaga da ngeen dem ci marché bu nekk da ngeen dem ci boutique yi gis couleur yi muy couleur yu rafet comme arc-en-ciel ni ñu koy gisee ci asamaan si mu rafet ñu dem ñëpp ñëw di ko seetaan da nga doon dem yow nga jël ko parce que couleur bu rafet nga bëgg a jël booy sol mbasin sax wala ngay sol brodé wala lu mën a da ngay dem xool couleur yu rafet ya nga jël ko nga sol ko newoo ci di ko jox benn lecture naan lii lañ ci seen ak diw mooy fay lii moo tax couleur bi am kooku nit ki mën na ko ignorer mën na ko bañ a xam bañ ko xamalee nag ba Wally xamal ko boppam mais Wally ay millions de Sénégalais en même temps xam nañ ko ndax grâce à histoire boobu fi amoon ndax Wally mi nga xam ñëpp ñu ngi koy seetaan di ko suivre moom mu sol ko dana ute Khadim Gueye bu ko sol man mënoon naa ko sol du ngeen ci rendre compte coow lu bari du ci am mais Wally Seck bu ko solee wala Youssou Ndour sol ko wala ku siiw keneen ku mel ne ñoom day attirer attention day attirer wax ji daf ciy dem voilà donc nag bu dul woon moom moomu ko sol tey jii da nga gis kuy lambari Sénégal sol couleur yooyu ndax daf ko gis mu rafet rek mu jël 5000 francs wala 10 000 francs dem jënde ko tey jii nee naa la bu doon jar 500 000 Sénégalais yi ba ko Wally solee bañ coow ko ci ba mbamb ko ci tey koo ko doon may dala koy sànnil wala mu xotti ko lii lay xool analyse boo koy def dafa am noo koy defee man foofu laa ko analyser donc influenceur bi mu topp bi mu nekk may nañu Wally signalé nañu ak histoire am bi que ne lii kat du lu baax waruñu koo jël di ko sol donc sip nañ ko lii moo taxoon man leen Sénégal au lieu ñuy jël jàmbur bi acharné wu ci moom doomu jàmbur di ko xas guddi ak bëccëg xale bu ndaw boo xam ne waroon nañ ko mën a woo ñii nga xam ñooy dal ci kaw wax ak moom expliquer ko wala ëllëg bu t-shirt bu mel noonu amee sax au lieu mu di ko sol ñu utiliser ko moom ne ko Wally ñi ngi lay ñaan boo demee sa concert gis nga lii baaxul ci jeunesse Sénégal bul ko sol mais dañ lay may nga yóbbu ko nga wone ko nga leen kët xale yi bis bu ngeen gisee lu mel nii na ngeen ko moytu ndax kët baaxut ci suñu diine baaxul suñu réew gëmuñu ko kooku Wally mën nañ ki utiliser ndax Wally dañ koy fay sax pour muy publicité ñaata artiste la ñuy jël fii produit bi ngeen di jaay bëgg ko daadu ba ngeen di lekk muy jimbo ya ngeen di lekk sax wala mayonnaise yi ngeen lekk nit mooy takk dañuy jël koo xam ne siiw na mu ñëw di ko lekk moom di ko publicité pour que nit ñi ëllëg ñu dem jënd boobu donc yow mën ngeen ko utiliser Wally d'une façon boo xam ne da ngeen ko dana sensibiliser xale yi parce que da ngeen koy wax lan la yàq lan mooy mbonteeg loolu def naa Wally Seck ak ku mën a doon dina ànd ak yéen ci loolu dem ba ci scène ba àdduna yépp jox ko bët mu leen xale yi yéen ñiy topp lii na ngeen ko moytu ndax lii baaxul comme ni mu mën a ñëwee ne leen xoolee na ngeen dem ngeen jënd lii parce que lii baax na loolu la ñuy wax influenceur loolu moom mooy influencer ñi nga xam ne sa ay follower lañ ñi nga xam ne sa ay soppe lañ ñi nga xam ne ñoo la bëgg waaye nag ngeen bëgg ko def sens contraire Wally mën nañ ko jox benn affaire parce que boo nekkee di def ci télé bi nga nekk wala nga siiw am na marque yoo xam dañuy jël seen mbubb ñëw jox la ko ne la solal lii ndax buñ gisee yow sol nga ko daañ dem jënd sama marchandise bi mais duñ la wax ne la lii baax na wala lee baaxut boo ko xamul xamoo ko donc nit ki bañ a ñeme yàlla dina tax man ma gëm ne man loolu Wally wax ne xamu ko woon ma nangu ko ci loolu te léegi bu ñu insister comme ni ñuy gars yi di def analyse boobu dama ko def noonu moo taxoon ñu war a sant Wally ndax c'est grâce à lui que ñu xam ne ces couleurs là couleur LGBT la
Wally def naa dootu leen ko gisati ci kaw seen mu solati t-shirt boobu kooku c'est sûr xale yi koy suivre yépp ku leen mayoon t-shirt boobu tey ñu sànni ko donc Wally amal leen njariñ ci côté boobu kooku mooy sama analyse waaw waaye groupe yi nga xam dañoo bëgg siiw tey ay ànd defar jikko lañ wax ma di ko dégg li ma gëm nag mooy kuy defar jikko man bala ngay defar sama jikko man Khadim Gueye yow mi koy defar da nga war a si defar si jikko ba noppi wala la ngay wax nga di ko sàmm mu am cohérence mais mënoo ma jëlal Wally fépp fu ñu amee mouvement nga jël doomu jàmbur turam ak santam teg ko ne mooy représenté góor jigéen yi ndax moo leen fii solal seen mbubb yi mooy def lii génnoon na mu wax loolu jéggalu na ci ne xamu ko woon dafa waroon doy képp kuy jullit nga wóolu ko ngir yàlla waaye loolu doy leen yéen seen mouvement yooyu pour saytaane ko ak sénégalais yi pour wane ne yéenay ñu baax ji képp ñii ñoom ñu bon lañ kooku taxawul ka baax ak ka bon suñu borom moo koy décider ëllëg waaw Sénégal ñooñu den ànd defar si jukko ànd defar jukko keroog bañ defee seen rassemblement bi yéen ñii yépp gis ngeen mbooloo ma fa nekkoon gis ngeen un acteur politique ñëw toog fa Ousmane Sonko la tudd Ousmane Sonko bi nga xam ne ñoom ñi fa daje woon ñépp xam nañ ne am na histoire ak Adji Sarr ñëw na jiiñ ko viol jiiñ na ko njaaloo ña nga naan ay viol amul ak nangam mais même bu viol amul njaaloo nag dafa am ñaari jabar wàcc leen fa ne dafa gëm ne bu njëkk du woon sax nuyu jigéen waxuma jigéen ñëw di budul jabaram ñëw di laal yaramam woowu donc ñi nga xam ne dañu ne ñoo fi représenté diine muy Jamra muy mouvement bi taxaw ne ñoom ñooy def ànd sàmm jukko yi ñoom ñépp xam nañ l'histoire ay imam a ngi ca ay oustaz nekk ca waaye oustaz yooyu lan moo tax woowuñu Ousmane Sonko mii niñ condamné Wally Seck mi ñu ciblé ko acharné wu ci Ousmane Sonko ndax léegi jiiñ Ousmane Sonko jiiñ ñu ko Wally Seck Wally Seck ab t-shirt dong la sol képp ngeen ko waaye bëgg rey ci àdduna bi man defoon naa du ma toog ban bay défendre Wally Seck fii mais quand trop c'est trop day am gis nga muus mi nga yor sa kër sax boo nekkee di ko dàq di ko sonal ba mu sës ci mur bi dana génn yow nu ko moom muus mi mu génn attaqué la xeex ak yow parce que amatul beneen porte bu muy jaar ndax da nga ko sonal te la ngeen war a wax bu dee ay jukko ngeen di sàmm Ousmane Sonko mu ngeen ñëw keroog ca ba ngeen dajee foofu yéen ñëpp àdduna yëpp di leen teg seen bët ngeen jiital nag teg ba yëkkati loxoom ca kaw ne kii moo war a jiite seen mbooloom wala ku mel nii defe naa ne kooku du référence kooku jikkoom yéen a ko waroon oustaz ya fa nekk ak imam yi rey fii ñu leen di porter plainte ñu naan kenn ku ne Sénégal nañ génn ak nañ nangam déedéet yow buñ la porter plainte parce que tu as fait le nom et le prénom d'un être humain Wally Seck sénégalais la comme yéen jullit la comme yéen gënu leen ko nekk ay jullit la ngeen def seen kër yee buñ ne ko woon tepp ci place publique bi dañuy fàtte t-shirt bu Wally Seck yoroon waaye nafequk sénégalais jaral na ñu jël seen téere bu ngand denc ko fële jël sa benn page bi topp la ci li ma leen xam ngeen ko Ousmane Sonko da ngeen ko war a acharné wu ci moom njaaloo yéen oustaz yi yéen imam yi lu tax waxu leen Ousmane Sonko gravité lam def Ousmane Sonko lu tax woowu leen oustaz ba nga xam moom moo ko autorisé woon ne ko mën nga dugg ci biir jigéen ñi maase la te l'islam la mu wax dafa leer bu demoon ba nga xam ne feebar boobu dëgg la ci moom ñu wër amul góor yu ko mën a maase dem na fañ war a defee liggéey bi waxuma la Sweet Beauté parce que foofu yoruñu sont pas qualifiés di def genre massage yooyu ndax mënoon nañ ko gaañ sax ndax loolu lu ñuy jàng la du lu ñuy improviser mu def ko wàcc ñaari jeegam këram yéen oustaz yi yéen imam yi taxaw fii di yuuxu ci kaw nit ñi tey est-ce que loolu doon ngeen ko def est-ce que diine loolu leen sant est-ce que waru leen woon a condamner Ousmane Sonko ci geste boobu mu def ay viol yi dañ ko teg fee mais seq da Adji Sarr taxaw fi de sequl de Adji Sarr génn fi publiquement wax ko en plus mu dool da ko sodomiser góor jigéen dañ koy sodomiser góor ak sodomiser jéeg foofu muy jaar moom benn la kooku góor ak jigéen ñoo fa yem lan moo tax ngeen teg ko fële jël seen bopp acharné ko ci doomu jaambur ji bëgg ko sonal bëgg ko yàq bëgg ko jël comme référence góor jigéen ci biir Sénégal loo xam ne yéen ñiy wax yéen ñii dañu mouvement bi ak ñi fa dajewoon ñëpp bala ngeen di judd seeni maam góor jigéen ñi ña nga Sénégal
at yi yëpp ba ngeen am at yi ngeen taxaw daja fa tey góor jee ña nga ca Sénégal ña nga ca quartier ña nga ca koñ kenn mosu ko fee génne waaye dem ngeen am mouvement bu bees ba ngeen mu siiw yéenay taxaw ne da ngeen di taxaw da ngeen di dindi góor jigéen Sénégal seeni maam mënuñu ko woon a dindi mënuñu koo dindi ci benn àdduna góor jigéen yàgg nañ fa dund gérer wuñ leen yéen dundu leen lan moo tax tey ngeen yow bëgg leen dund bëgg fi indi affaire yooyu yéenay def promotion góor jigéen c'est pas Wally Seck bu doon t-shirt ba mu jàllee bàyyi ngeen ko non mais yéen a ko ne di jox actualiser affaire bi di ko génnee lépp luy détail ngeen teg ko ci média yi di teg photo yi di wane vidéo yi di wane loolu lépp yéen ñii yéenay def promotion góor jigéen c'est pas Wally Seck na ngeen analyser li ma leen wax bu baax voilà Wally xale la Wally day juum mën ngeen ko bu juumee ngeen teggal ko fële njuumte bu ma nanguwul ci Wally mooy te loolu dama koy wax my boy li am bërki dem ba indiwaat wax ji loolu sa spectacle na nga góorgóorlu Wally ba gis nga lu ñu lay jiiñ di ci coow di la ci indil ay wax geste boo def ñu ngi koy analyser di ko xool laalaw benn karaw ba ci legetu soow bi da ngay def attention yow tamit tu peux pas permettre deux góor yu ne lañ yor seeni jabar yor seeni doom di fecc bay fóonante parce que loolu def naa ne du mooy neexal spectacle bi def naa nit bu fayee billet ñëw dugg biir Grand Théâtre Wally Seck moo ko fa indi c'est pas les danseurs ñoo ñëw tax ñu fay seen 1500 seen 5000 seen 10 000 pour seetaan Wally Seck moo leen fa indi Wally wayal leen way bu neex la tax ñoom ñu fay seen billet kuy fecc ak yow nga xam da ngay jël sa xaalis di ko fay dafa war respecter loolu parce que tey cooli bi mu baree yow mi lañ ko yan yow mi lañ delloo si ñi la ngànkaloon doon la utiliser bu ñuy def seen mouvement yooyu dañuy dem teg fa Wally Seck ca kaw loolu boo leen porter plainte tu as le plein droit parce que doomu jàmbur nga sénégalais nga gënuñu la nekk sénégalais ku ñëw wax sa tur ak sa sant jiñ lu may kon yóbbu ko tribunal na expliquer le pourquoi te buñ ñemee nekk ay góor yàlla soxlawu ñu ne fii di coaliser kenn ku ne di génn naan nañ ma buñ la porter plainte dañ porter plainte sénégalais yëpp non sénégalais yëpp ànd ñoo ak yéen si yëfu naafeq yi li ngeen di def ak mouvement boobu nee naa la buñ seetoon seeni mbir ñu loqati ko teg ko ci place publique bi yéen da ngeen gas pax ngeen dugg ci dafooy jàmbur futi jàmbur rek ngeen di génn pour siiw ci ku mel ne xurum xàq Maymuna laa la wax duma la wax santam France la nekk dégg naa fii sama boy Omar Ndiaye naan sax gel bu mu trahir di arnaqué ko booy kooku du gelam jabaram la ci internet bi la ko xamee gel bi génn def na vidéo yi yëpp di dégg ngeen ko audio bi ci xalaas def naa la ko defee affaire yooyu man Maymuna sama xarit la damay déggante ak moom détails yi ma ci raconté ku lay wax ne bu dee xurum xàq mooy ñëw di defar ay jikko te jikkoom di jikko ju bon di arnaqué loo xam l'islam bëgg ko yoon amul dara loo xam ne si dugg na ci l'islam kooku mooy ñëw am fitu di ànd ak yéen ñii naan da ngeen defar ay jikko yi seen jikkoom gën a bon seen jikko yi arnaqué jigéen takk na ko lu mat 1 an et demi xamul ndaw si nu mel ci vidéo lañu gisante lekk xaalisam bay bëgg a dee ndaw see ko piège fii ak xaritam bu jigéen bu ne ci Italie gii xurum xàq li ma lay wax xam nga ko Maymuna xam na ko mu bëgg a takkaat ndaw si nekk Italie di ko laaj xaalis bi mu doon laaj ndaw si dafa dem ba mujj ne ko xoolal danaa ko seetlu ñu piégé ko moom ndaw si moo ki nekk ci Italie gi mu koy yónnee message yu bëgg koo takk bu tayee sama moto dafa paan bu subaa sama doom dafa war a jàngi amul frontière yi nangam dugg ndaw si di jël di ko yónnee keroog ba mu ko seetloo ne ko man de yoratuma xaalis nangam parce que boobu ñu ngi ko tegal nañ ko piège bi muy audio ndaw see di ko yónnee copinam bi nekk fii ci Paris xam nga li ma la ba mu xamee ne ñu jox ko xaalis ci la changé idée nangootu la wax ak moom bu ko téléphoné mu koy ñàkk kersa naan ko defal lu la neex kërëb ba mu koy ñaan baatam dafa ne defal lu la neex mus koo gis lekk na xaalisam bu dul jeex te ne moom du lekk lu lewul kooku moom mooy ñëw defar sama jukko wala sama jukkoy doom li ma leen di wax du ay fen man je parle avec sa femme jabaram la woon da ko takk te danaa ci dolli gis nga bi mu koy takk yorul dara parce que liggéeyul mooy waaye yaafus yooyu nga xam ne si toog fi di rey nit ñi police bu leen attaqué buñ nee nangam ñoom ñooy avertir police bu ñëwee ñooy ubbi buntu police bi sax dugg ci biir oto bi ñu yóbbu leen 2 heures de temps après ñu libéré leen loolu tax ma ne état bi ak préfet yi buñ demandé ay marche nañ leen bàyyi ñu marche kenn du fa dem
mais bu ngeen ñëwee ñoom ñooy jëkkati dugg ci police xam nañ 2 heures de temps après ñu libéré leen lan la ñuy rey fii arrêté nañ Guy Marius Sagna arrêté nañ Xurum Xaq arrêté nañ Nit Dof nangam ak ay kilifa 3 heures de temps après ñu libéré leen mais ban sens la am mais bàyyi leen ñu taxaw ci place publique boobu Macky Sall dictateur nañ wax lu leen neex ñoo xam l'important buñ fa may kenn muy taal ay boutique jàmbur wala muy taal këri jàmbur wala muy taal station yu jàmbur kooku ko def kaso pas ay 3 heures de temps 6 ans wala 7 ans bu ëllëgee dañ ko xam mais ku taxaw ci place de l'Obélisque naan Macky Sall dictateur affaire yi c'est la démocratie Macky Sall may na leen liberté d'expression voilà. police bi dem nañ ba tey jii da ngay gis keroog gis naa Xurum Xaq ak Guy Marius Sagna ak Nit Dof ak kilifa ñu ne ci biir auto police bi auto état bi policiers yi tiim leen ci biir ñuy dem ñu may leen ñu yor ay portable di live ci biir auto police bi yéen ñëpp gis ngeen ko est-ce que lii ban réew lañ ko mën a nangu ban réew ngeen ko mës a gis police bi lu tax ñu leen di may occasion boobu boo ñu jàppee sa téléphone dañu war a confisquer sur le coup bis bu ñu lay libérer ñu delloo la sa téléphone mais may nañ leen lii ma leen di wax du ay fen gis ngeen ko ci biir auto police bi policiers yi tiim leen di leen yóbbu commissariat di leen jox ay information ñu ngi leen di yóbbu commissariat nangam ñuy joxe di menacer l'état di avec les hommes de l'état dans la voiture mais ban réew lañ nekk te ñu naan Macky Sall dictateur la quoi dictature mu am Sénégal ban réew lañ leen mën a maye loolu voilà ñu dellusiwaat ci mouvement defar jukko xaw ma sàmm jukko sàmm leen seen jukko avant tout bala ngeen di sàmm jukko yi jàmbur waaw Sénégal yeneen fa gis ñi nga xam ne si ay njabarkat lañ kooku daf naa góor jigéen ko gën Sénégal yéen ñii bokkaale yàlla du ko jéggal kenn góor jigéen nag nit mën na ko nekk ëllëg mu jéggalu suñu borom mu baal ko ci yërmandeem du yéenay décider kuy dem àjjana ak kuy dem safara yàlla moo koy décider te yàlla góor jigéen mën na koo jéggal waaye kuy bokkaale suñu borom musu koo mën a jéggal waaw njabarkat yi nga xam dañ ba ci télé yi dañ leen di ñëw di fay ñu leen defal ay promotion jabarkat kooku weddi yàlla mën na weesu loolu yii ngeen waroon a jóg bu dee jukko yi ngeen di defar waaye yow dañ ko feran teg ñëw ay far góor jigéen cible benn xale pour que am buzz yéen nga xam ne parti politique lay doon parce que bu ngeen xoolee manifestation boobu keroog c'est une manifestation politique ñëw indi Ousmane Sonko njaalookat boo xam ne ñu ngi ko jiiñ def na deful kooku suñu borom xam na tribunal dana atte te procès boobu nañ gaaw mu am mit leer ngeen jël kooku nga xam ne waroon na rus taxaw sax di présenté wu foofu xoolal hasard bi ñu toll fu mu yem pur hasard ñi ngi ko jiiñ njaaloo jiiñ ko sodomie ak lépp kooku lay ñëw ba oustaz yëkkati loxoom ci kaw di ko bàcc kooku yéen ñëw di defar sama jukko wala sama jukko tam defaroon jukko Ousmane Sonko mais tàppet ngeen ay ragal yoo xam waxu leen ko moom mooy kan waxu leen ko lan la yàlla wax ci lii nga jëf ak fii nga dem ak lii nga def yooyu ngeen ne ko tegg fële waaw ay Mame Matar Gueye jóge fële ñëw naan day defar jukko yi ba Wally Seck bi baayam di dund fee la dem këram toog keroog di ko jaamu mu won ko ginnaaw mu ciblé doomam ji te doomam bërki Dembo Njaay lañ ko jàpp fii mu dem doomam bu jigéen ci ay hôtel mu fanaan fa kooku defarul jukkoy doom jooj mooy defar jukkoy seen doom yéen wala sama doom man nañ bàyyi hypocrisie bi Sénégal bàyyi leen doomu jàmbur bi da ngeen koo sësloo ci mur nag ba tax mu leen di porter plainte parce que yéen ñii bu ñu la tegee injustice dëggantaan sa droit la ci pays de droit lañ nekk ma porter la plainte lii nga may jiiñ dafa war a dañ parce que demu leen fa naan am na woykat boo xam ne day sol ay lii da ngeen ne Wally sant Seck da ngeen a tudd turam ak santam yàq darab mu yor njabootam yor ay doomam yor ab jabaram ngi neen ko yore yéen te la ngeen di def moo yées foofu sol t-shirt boobu te kenn waxalu leen ko kon nag nañ xool suñu bopp bu ñuy defar ay jukko nañ jëkk defar suñu jukko nañ ñun ñu koy jiite nañ nekk exemple waaw waaye ñëw fa gisoon keroog tuuti lañ ci exemple ñooñu dañuy yàq jukko waaye duñ ko defar déedéet ndax duñ ay référence te yéen ñii taxaw naan da ngeen di def promotion gaa yooyu yéen a gën a nekk ñàkkan gën a nekk référence parce que bu ngeen di jël nag sénégalais amul série A ak série B non je n'accepterai jamais Wally Seck sol benn t-shirt Ousmane Sonko dem Sud Beauté ñu koy maase mu njaaloo ñu jiiñ ko te dara leeru ngeen ñëw di yëkkati ay loxoy Ousmane Sonko ci kaw naan da ngeen di dóor Wally Seck ngeen teg ko fan loolu da question la mu leen di posé waaw
ay xurum xàq duñ ay référence Ousmane Sonko du référence ñooñu nag ñoo composé seen groupe boobu ngeen def seen mouvement politique def fa affaire pour ëllëg ngeen dem di jàppale Ousmane Sonko pour lan kooku yéen a ngi yàq sénégalais yi yéen a ngi nax sénégalais yi yéen ñi taxaw da ngeen défendre sénégalais yi waaw Jamra buñ taxawee ne ñoom dañuy xeex série télé yee ñuy def ñaari gel yu fóonante mais seen doom yi léegi ñu ngi seen portable bu dul série bi ñu ko gisee ñu ngi ci portable bi ñu koy gis ci internet ci YouTube bi ñu koy gis fu ne ñaari jigéen yi ñaari góor buy fóon jigéen wala série boo xam ne couple ba ña ngay fóonante mais lan da ngeen defe ne mun ngeen ko dindi yéen ba tax ngeen ci rey seen bopp di waaye di sonal ni tànqal nit ñi kenn ku ni wut buzz man maa xeex lii man maa dindi les série bee dinaa ko dindi dugg na fii génn nangam au nom de quoi te li ngeen yor seen kër googu toppatoo leen ko waaw boo yeewoo say doom di yeewoo ci ay hôtel ak góor goo xam ne takk ko du daram kooku yow vraiment waroon nga rus yenn yi ba jël di ko rawale kooku yow noppi moo la war bala ngay ñëw di yàq doomu jàmbur dëgg nag neexul voilà ku ci d'accordul ak man yéen intéressé wu ma li ngeen bëgg mooy koo xam day condamné lee parce que ñee ñoo ko wax man analyse laa def Wally Seck sensibiliser sénégalais yi ba ne couleur yooyu baaxul du ko def voilà bërki demb tëgg na Médina gisee couleur yi mais concert day am ay jeu de lumière yi bi mu jeexee projecteur bi doon dawal mais télévision boo demee am na trait yooyu kañ la woon yéen ñii ba ngeen juddoo fa ngeen ko fekk RTS bu daan jeex nga xam ne minuit la programme bi daan jeex yéen ñi dul xale xam ngeen ko trait yooyu ngeen fa vert jaune rouge bleu nangam kërëb booba ay LGBT existé wul kooku bu film bi demee ba jeex image boobu mooy ñun ñu photo ko ñëw na xool wala delloo si waat na fi couleur góor jigéen yi mais yéen vraiment à part que da ngeen naa fekk jaxase rambaaj li yàlla gën a bañ bu dee nag diine ngeen di topp nag diine màndu la waxul ak rambaaj waxul ak naa fekk bu ngeen bëggee dox ci naa fekk googu pour dëggal li ngeen di wax sénégalais duñ ay dof kuñ ci porter plainte demal nga wuy ji porté wul plainte sénégalais yépp soxlu kenn ku ne génn naan bu la porter plainte kenn ku ne génn def ay live naan ñi ngi may porter plainte baa ngi nii ñëw leen yéen tamit sénégalais yi génn leen Sénégal léegi daal bu Sonko waxee ne xale yi génn leen rey seen bopp parce que dañ ma jiiñ viol damaa njaaloo léegi yéen a mu war a reyanteel pour affaire bi jàll ñii bëgg nañ seen mouvement dox non de dëgg na fii génn kërëb la génn leen parce que porté nañ ma plainte léegi ragalu ma kii naan maay dem di ko jëli soxloo nga di ko jëli loo gis dafa am procédure gaynde bis bu jotee tribunal mooy ñëw da nga ñëw li nga wax thèse bi nga appliqué ko mais assumel sénégalais yéen seen yoon nekku ci parce que kenn tudd fa Wally di ko wax dara yaa ko tudd nommé ko accusé ko demal nga wuy ji yow la concerné ñun suñu yoon nekku ci yoonu sénégalais yi waru cee nekk Ousmane Sonko bu dee dem na Sud Beauté ba mu fay dem tàgguwu leen tàgguwul Macky Sall tàgguwul seen baay tàgguwul sëriñu diine yi bala may dee kenn ku ne génn naan dem naa kër sëñ diine gi signé sëñ diine yi kër diine yi dañ leen a signal que ne góor jigéen d'accord ci musuñu cee d'accord soxlawuñu woon yéen ñii ngeen dem di leen signaloo ay pétition pour que ñu bañ ci d'accord ñoo la gën a xam ci yont yàlla loot la woon ba tey jii dañoo ñëw fekk ko fi ànduñu ci mais ñoom ña ngay dund seen diggante ak seen borom la ëllëg yow boo xamoo sa bàmmeel yow mii lan nga fay fekk ngay lijjanti man sama bàmmeel yaa ma koy defar maa la ko sant yow régleel yow bu nooy demee aljana yow góor jigéen bi bu xam na ko moom loolu la bëgg bàyyi ko boromam ëllëg bu koy jéggal wala mu koy lakk kooku sa yoon nekku ci sa 15 da ci dugut mais naa fekk weesuwul yow xamoo sa bàmmeel loo fay fekk ngay ñëw di ma lijjanti sama bàmmeel man quoi waaw wax leen ci bokkaale bi wax leen ci njabar gi waaw wax leen ci xale yi ñuy rey wax leen ci yu bon yi am Sénégal yoo xam ne yéen a ci teg seen ay bët seen njaboot yooyu yëpp di ko dund ngeen ne ko teg bi fële ñëw di lijjanti loo xam ne si pour buzz kese la góor jigéen du yéen a koy dindi ci àdduna andiwu leen ko fi bul jóge ca loot laa la wax yonte ba tey jii jógewu fi du sagaru mouvement mooy ñëw di ko dindi may leen nit yi jàmm voilà te ngeen di wax dëgg nit yi te bàyyi hypocrisie bi bàyyi saytaane bi bàyyi leen jàmbur mu def lu muy def buñ koy lakk ëllëg digganteem ak boromam la yow fexeel ba bul dem ak góor jigéen amoo relation góor jigéen yi dunduñu la yow dundoo leen mandu moom la l'islam jëkk a jàngal ci say ci règle yi waaw waaye li ngeen di wax lépp kenn amu ci preuve kenn tegu ci dara lu dul ñeme yàlla ay bàkkaar mën leen ca fekk yoo xam ne safara soosu ngeen koy wax fa la jëm bu ngeen moytuwul da ngeen ca dem yéen ndax yéen a ngi
teg loo xam ne si amu leen ci benn preuve waaw ne góor jigéen sax da nga ko war a prouver pour ne diw góor jigéen la du doxin wa du mbubb ma muy sol waaye li muy jëf da nga ko war a teg ay bët témoin am ko teg ci seen bët te li ngeen di wax tegu leen ko fenn lu dul seen bësu bopp képp rien de plus waaw rien de plus yéen a ngi ci ŋaw-ŋaw yi guddeeg bëccëg yéen a ngi may góor jigéen liñ bëgg waaw Ousmane Sonko Oxfam ñoo koy financé est-ce que wax ngeen ci loolu yéen defar ko di jikko yi Oxfam nëbbutuwuñ seen pétition boobu lu tax signé wu ko lu tax waxu leen ko nangu na ne Oxfam dañ koy jox xaalis yaanaa maar bi ngeen di ay kilifa yi gaa yooyu nekk ñan ñoo leen di financé Oxfam seen protection góor jigéen la waaw góor jigéen ñoom lay gën a financé gis ngeen photo yi fii ay ñoom Fou Malade nekk ak gaa bi leen di financé nañ seen géejawaay boo xam ni ngi leen yar xale yi di leen jàngal affaire góor jigéen yi pour ñu am ay tolérance affaire yooyu kan moo leen financé Oxfam la lu tax ñëw leen ngeen xeex ñooñu mais ñooñu ñooy ànd ak yéen ñëw ne dañuy xeex Wally Seck quoi mais yéen ay nafiq waaw yéen ay nafiq Ousmane Sonko bi nga xam barki démb Babacar Ndiaye góor jigéen bu ne fii ci Luxembourg toog na fii lu tax Ousmane Sonko génn weddi ko élection bi passé 10 000 euros jox na ko faram xaw ma jëkkëram la ko mën a wooye xaw ma kuy jëkkër ji xaw ma kuy farba jox na ko 10 000 muy 20 000 euros kañ nga gëj a dégg Ousmane Sonko kañee mu ne mai le 17 mai bii passé 2021 lañ gëj a déggante lu tax yéen oustaz yi yéen defar ko tu jukko yi réglé wu leen loolu ngeen jël nguur soos ñëw teg ko fi yëkkati loxo moo war a jiite seen mouvement boobu mais bàyyi leen seen naafeq ji da ngeen a jàng diine xam luy diine war ñu jàngal diine war a defar suñu ay jukko mais képp ku daraaye da ngeen ko war a tegal waaye kii sol benn t-shirt rek ngeen bëgg koo lekk gudde ak bëccëg jël waajoo xam ne si Oxfam góor jigéen ñoo koy financé di ko jox tout ne fii di yalwaan du matin au soir ay téeméer koo xam ne sénégalais yi moo war a ne ñëw defar seen situation yoruñu dara ndax yërëm leen mooy dem di mastata di laaj téeméer kenn ku nekk bërki dem lañ taxaw fi ne am nañ ci 24 heures 126 millions d'euros ana xaalis boobu léegi ñu ngi ñëw sénégalais boo xam ne amul lu mu lekk ñu koy laaj defal téeméer xeebuñu dara di yalwaan naan maa fi indi lu bees ay yalwaankat nga war a créer Sénégal mais may leen ñu jàmm bu ngeen di defar jukko defar leen jukkoy Ousmane Sonko ak ñu mel ne moom ak ay xurum xàq ngeen doog ñëw defar jukkoy nit yi voilà loolu lañ waroon wax ci côté boobu ñu ñëw ci nga xam mooy Cheikh Yérim Seck foofu laay tëjee gis nga acharnement bi ñu am man bëgguma ku ñuy acharné wu du trop di yàq deru nit parce que dafa àndul ak diw bala ma leen tegal loolu dama leen tegal ki nga xam ne si benn tante la bàjjan ci Wally Seck ñi nga xam ne si mooy ñi koy soutenir parce que jigéen dafa sensible jigéen dafa am doom bu ñu gisee jigéen même bu jurul doom ji bu gisee doomu jàmbur ñu koy def leen xolu njureel boobu day génn parce que li ma la trop c'est quand c'est trop muus sax boo ko sësee ba ci miir day génn mu dal am na noo xam ne waxoon ngeen ci t-shirt ñëpp ànd ak yéen ci d'accord ci loolu mais ngeen insister bis bu ne ngeen di loqati ay mbóotu Wally yi bëgg koo def góor jigéen par force dem na ba ay jigéen ci àdduna nag nekk ay bàjjanam kii nag di Adja Marème Touré mii di xaritu Marème Ndiaye Marème tegal naa ne vidéo bi jàll keroog gis ngeen ni mu défendre Wally parce que xolu jigéen ba moo génn kii tamit xolu jigéen mooy génn Marème Touré mii laa leen tegal avant may ñëw nag waxal leen ci li ma leen anticipé woon léegi mooy Cheikh Yérim Seck ak acharnement bi nekk ci moom ak doomam ji tamit moom yàlla am na lu mu ko teg moom tamit quoi après ñu xool Adja Marème Touré après ma dellusiwaat rapidement doogu tëj. asalaamaaleykum man la Marème Touré bàjjenu Wally nuyu naa leen nuyu naa Sénégal yépp sama kàddu gi may wax nag ci groupe yépp nag ñoo ko bokk taw ba caat kàddu gi ñun ñoo ko bokk noonu laa koy waxal di ko waxal sama bopp am lu ma metti lool ci li xew nii tuumaal bi bëri na tooñ bi bëri na ngeen bàyyi doomu jàmbur yàqalu leen dara ngir yàlla ak yonent bi bàyyi leen Wally Seck bàyyi leen doomu jàmbur bi defu leen waxu leen yàqalu leen dara di dox ci lu baax di wax ci lu baax di daw ci social yàlla nag may ko ndam may ko succès loolu du yéen mënu leen koo dindi yàlla moo ko may kon nag nangu leen li yàlla def rek mu noppal leen taal bu yàlla taal la xëpp ci matt moo gën fay ko yëf yi trop c'est trop ëpp na waaye nag da ngeen xam ne ñépp jóg nañu ay bàjjenam jóg nañu ay fansam jóg nañu ay ndeyam jóg nañu ay xaritu baayam jóg nañu ñépp jóg nañu am na famille de coon dëdd na de waaye demut mu ngi fii famille yépp a ngi fi ñépp a ngi fi bàyyi leen xale bi yéen lu ngeen di woote bu dee mu ngi ci yéen bu dee def na lu mu warul def dem leen ci moom
dem leen ba këram wala ca yaayam ngeen wax ak moom waaye yéen musiba ngeen naan jàmm ngeen di woo ngeen naan jullite ngeen di woo woowu leen jullite de saytaani ngeen di woote xaw ma xurum xaax la tudd xaw ma moom lan la am lu muy wax barki démb fii lañ ko génne ci xalaas ak tës mu takk jabar arnaqué ko kon lan lay wax ah moom sëriñ bi sant Guèye doomam keroog la dem ànd ak ñu ko neex ah fu ñu ko fekk fañ ko war a fekk lañ ko fekk mu rawale ko dem ko yóbbu ko Amérique yow looy am looy wax sa bëju dijj yi ah bàyyi leen doomu jàmbur ji bàyyi leen ko waaw kii nag mënu leen ci moom dara ngeen mënu ci moom tasu ngeen mënu ci moom taal bu yàlla taal la ñoom ñëpp moo leen mën ku mu neex ku mu naqari moom la fi yàlla teg gis nga lii ngeen koy def nii day yokk rek ca kaw ca kanam Wally Seck ca kaw ca kanam bul tiit bul ragal bul jooy bul am stress àddina yëpp jox na mondial waxuma la rek France mondial bi yëpp ñoom ñoo jóg waaw yàlla na la yàlla dafal cat bàyyi laak sa waajur bàyyi laak sa soxna bàyyi laak say famille yàlla may la wër laq la fa laq yeggul waaw yàlla na yàlla génne nag ñi noon ñu dugal defuñu waxuñu waaw xale yàgg nañu fecc di biisoon ci di joxante ay loxo depuis sa papa waaw lii la ngeen bëgg a yàq di montage di génne ay lumière faux lumière yéen daal xale bi di ngeen ko cëppee di ngeen ko bàyyi yàlla mooy rey yàlla mooy yóbbu nit yàlla du reyal kenn noonam Wally Seck nag fi ngeen koy bàyyi ca kaw ca kanam wax ji gudd na ngeen baal ma ak ndax sama xol dafa jeex bàyyi leen doomu jàmbur ji. voilà def naa kooku tëj na chapitre boobu nga xam ne si moo concerné Wally bàyyi leen doomu jàmbur Wally tu as bien fait ku la ci sonal tribunal bay ñëpp la fa nekkal amul ay mouvement defar ay jukko gënuñu la ndey gënuñu la bàyyi gënuñu la juddu gënuñu la tous c'est des sénégalais comme toi boo leen tooñee dañ la porter plainte buñ la tooñee porter leen plainte loo am jël. amul ñu ne fii woo sénégalais yi affaire tàppet yi ñuy def léegi moom ku tëb rek ne sénégalais yi génn leen au nom de quoi da ngeen a moom sénégalais yi Sonko dem njaaloo nga ngeen boo wax sénégalais yi ci biti buñ la jàppee bu Sonko dafa nekk dafa gën sénégalais Wally Seck wala daf ma gën wala daf la gën yow muy seetaan bu demee def loo xam ne waru ko def mais man li yoon dale sama kaw la war a dal ci kawam c'est pas parce que leader politique la il doit se permettre tout ce qu'il veut bu ko neexee violer bu ko neexee njaaloo lu ko neex def ku ko porter plainte daal kenn waru ko laal quoi mais fan lañ ko bind yéene kan Sonko mooy kan dafa leer gis nga Cheikh Yérim bi amoon na ndogal demoon nañ ba affaire boobu patte ba mu ñëwaat di commencé waat muy journaliste boo xam ne boroom xel boroom xaat boo xam dafa amal njariñ Sénégal ci réew ma ak à l'extérieur muy kuñ jox bopp ah gis nga biñ ko bëggee yàq gis nga ba mu ñëwee wax lu baax ci Sonko da nga gis ñoom ñëpp dinaa leen ko tegal ngeen dégg nee nañ net li ci gémmiñu bopp la dàqee lan moo tax ci ñu contre ko tey ba nga gis ay Babacar Touré ay journalistes yu tekkul dara ñooñu fi accusé woon Adji Sarr am na doom ak am na jëkkër ak ay Aïda Mbodj xaw na nu mu tudd ay Mame Diarra Fam amoon na jëkkër amul jëkkër ay màggat moo xam ma nga fay li ñuy wax xamuñu si dara lépp pour Ousmane Sonko tax ñu ñeme yàlla yéen ñiy defar jukko ñii ngeen war a dem ngeen defar seen jukko ay Babacar Touré ay Mame Diarra Fam genre yooyu. nga xam ne pour wut lu neex waaj ay Cheikh Bara Dolly koo xam dafa dem ba ne ab sëriñ la maa la respecté tuma la waaw buñ demee ba sëriñu Mbàkke toog fii di dagg ay saaga ndey at yépp dégg ndax benn njaalookat yéen a ñàkk jom ndax politique ah Cheikh Bara Dolly doo tuus laa la wax doo fëgën dara doo ko waroon nga rus yow ak fa nga bokk fa nga jóge ñu taxaw fi dégg sa gémmiñ gi saaga ndey di ci génn lee tax xale yi buñ toogee di saaga ci réseaux sociaux yi vraiment pour nga attaquer leen sax day metti parce que yéen ñi leen waroon defar jikko yi seen jikko gën a bon defar ko ci jikko yi dem leen ci ku mel ne Cheikh Bara Dolly mii ngeen defar jikkoom defal leen ko Mame Diarra Fam waaw defal leen ko Ousmane Sonko lii moom mooy dëgg ku leen waxul li naafeq la hypocrite la yéen ay hypocrite ngeen parce que da ngeen di la ngeen war a wax da ngeen koy teg fële dem di wut leneen pour lëndëmal xelu nit yi jaxase leen waaye sénégalais duñ ay dof lii Cheikh Bara Dolly ba muy dagg saaga ndey barki démb àdduna yëpp a ngi koy dégg ci assemblée ba du ngeen référence xale ba fa gën a tuuti du ko jigéen moo ngeen def fa discours bu responsable war ngeen rus te xam ne bu ngeen ne yéen représenté peuple bi ah dem di wane jukko yu bon yooyu ci assemblée bi kenn ku ne fippu kii ne moo bëgg a yor Sénégal dem fa naan dóor naa ko mu daanu naag summi na dàll yi dugg na fi gën di bàkkoo ay xeex ba élection boobu bu doon votam moom mooy tax loi boobu dul jàll loi ba day jàll ndax ñëw na assemblée defule fa ak ay garde corps dugg na xeex dem génn di bàkk ci ay télé yaa ñàkk jom Ousmane Sonko waaw yow yaa bëgg a yor Sénégal di ko jiite amoo tolérance benn parole bu ñu la wax ci biir assemblée ba nga bëgg ne yow tu dois être le père de la nation mais sa waay
demal nga jàngaati quoi demal nga préparé wu ngay doog a ñëwaat fii nañ da nga bëgg yor Sénégal quoi loolu moom mooy wax ji ñu déglu Cheikh Yérim fii foofu laay tëjee ak yéen ngeen dégg ba mu fi waxee lu arrangé Sonko goloom yi nekk fii kenn ka yor 100 faux profil kenn ku ci nekk ñëw nga dafa ne mbooloo de compté wuñ dara Sénégal ay yalwaankat rek lay formé ay yalwaankat dong ñoo ko wër ay opportunité yoo amuñu palto amuñu paas nangu ñoo liggéey lu yomb la ñuy wut dem fii ñu jàpp leen ñu dugg ci fii police 2 heures de temps ñëw ne leen lien baa ngi dugal leen ci léegi moom mooy seen baay sax téeméer lu waaye am càttan quoi xeebuñu dara yéen a ñàkk jom boo amul loo politique gaañ yow yow yaay defar koo xam ne si yow amoo loo lekk ah di dem di moo defar na yow ëllëg yaa may jox lu ma lekk quoi mais sénégalais yi duñ ay dof gaynde teg leen ko ci yoon déglu leen Cheikh Yérim fan la wax fii da ngeen xam lan moo tax ñu ciblé doomam jee lan moo tax ñu accuser ko de viol accuser Ousmane Sonko de viol Ousmane Sonko ngi lambari fu nekk doomu jàmbur dañu tëj ko fee Sénégal warut a am 2 poids et 2 mesures la même chose lañ ko lañ ko accusé bu tëddee dafa war a tëdd sinon booy bi dañ ko jox lee ñu def Sonko voilà Sonko gënulu ko dara c'est un Sénégalais comme lui déglu leen Cheikh Yérim foofu laa ñu nuyoo ku bindul woon ci chaîne bi na nga ko def Khadim Gueye TV la tudd say saaga ak say yu ñaaw demal fañ la ko maye fi bokkoo fi qualité quantité soxlawuma ko wax day am fin xanaa leen respecté nag fu ngeen toll ci àdduna comme d'habitude ba ci fan yi incha allah ak beneen argument ciao. Sénégal daf fi am ñu bëgg daal ne kenn du ko fi waxee. terrorisme intellectuel gis nga Facebook boo ko ubbee. saagante yi xuxante yi mais loolu mënut a dox ci réew. waaw loolu surtout nag les nitu Ousmane Sonko yi. parce que nañu affaire waaw. parce que ñoom ñoo fi nar a indi loo xam ne man mosuma ko gis ci Sénégal. c'est-à-dire boo nee Sonko ñu tàcc yuuxu man def naa fi vidéo boo xam ni ba ma dalee analyser ba léegi kenn mosul def vidéo bu ñu partagé noonu. mooy bi ma demee ñu laaj ma ci 2STV ci affaire Sonko ma ne leen vraiment ni muy jógee analyste bu ne war na ko xool parce que mi ngi jóg. ñoom ñu jël ko partagé ko lu la ñu wax ko ci lu baax le lendemain may analyser wax dara ci Sonko ñoom ñëpp ñu taxaw di saaga suba ba ngoon. c'est-à-dire méthode yooyu ñoom nañu xam ne d'abord élection kenn du ko gañ ci réseaux sociaux. et puis saaga yooyu ñuy def au contraire day gën a sax baraake nit ñi. parce que fii doo ko fi waxee moom. ah man de xaw ma kan. dinañ ci ñëwaat Cheikh Yérim Seck moom kenn du ma ni doo ko fi waxee parce que li ma xalaat lépp dinaa ko wax ba mu jeex tàkk. man sama conscience xam naa ni faraluma kenn man. faraluma kenn candidat yëpp laa yamale. très bien kaaw Ousmane Sonko juñu nga ko fan yi moo deful gis nañ ne daal coow li bari na. waaw ak moment bi coow yi dikkee ak dossier yi. yow lan ngay wax. dafa war a expliquer Ousmane Sonko parce que liñ koy wax du tuuma du waxi kese ay wax la joo xam ne nii dafa lalu ci ay kayit c'est des faits documentés. buñ ne ko par exemple da nga créer Mercalès créer Atlas Group ñoom ñaari société yëpp bokk même siège social bokk même gestionnaire bokk même numéro de téléphone bokk même adresse nga impliqué ko ci benn transaction bi di 94 milliards nga xëy suba ni Mamour Diallo dafa détourné 94 milliards te yow transaction boobu signé nga ci convention pour am ci 12%. mais loolu lan la ci gàttal non nañu waxante dëgg loolu conflit d'intérêt wala lan la. ngir gën a leeral ñiy déglu ci xëy na seenam jàng demee. non li ma bëgg bu la laajee simplement lu Ousmane Sonko def. ci gàttal en attendant bien évidemment ñu am xëy na ces versions yooyu mais coow li lan la def xam nga lan moo xew. Ousmane Sonko dafa créer benn société bu tudd Atlas Group. loolu weddiwu ko sax parce que man ci boppam laaj naa ko fii ci place de looy dundee mun ma dama créer cabinet fiscal xam loolu ñëpp dégg nañ ko. bi mu ko créé dem am ay famille Rufisque famille Ndoye boo xam dañu impliqué woon ci damay gàttal rek. parce que dossier bi c'est plus compliqué que ça. ci benn transaction état bi jëloon seen suuf moom mu dem signé ak ñoom pour représenter leen maanaam doxal leen seeni intérêt pour que bu pare ñu fay ko moom 12% ci xaalis boobu. bi mu demee ba ci biir maanaam li ñu naan société écran rek comme li ñu doon tuumaal Karim Wade. mu dem xam ni société bi mu njëkkoon a nekk turam da cee nekk mu dem créer beneen société pour Mercalex jël marché boobu jox ko Mercalex. te société ba Ismaïla Ba fa nekkoon moo nekk ñaari sociétés yi ñaari sociétés yëpp ñoo bokk même siège social ñoo bokk même numéro de téléphone maanaam ñaari sociétés yëpp c'est l'un dans l'autre ñoo bokk lépp. dégg nga wax bi. léegi
kon ça veut dire que Ousmane Sonko moom en tant qu'entrepreneur il était impliqué dafa bokkoon personnellement ci yëf yi. 94 milliards yi muy dénoncé. voilà dafa bokkoon ci deal bi. ba pare waroon cee am lu tolloog 12 milliards. waa léegi nag boo demee ba loolu éclaté wu parce que te am na waaye ju tudd Tahirou Sarr bu jaar ca ginnaaw. dem jënd bor ba ci famille Ndoye bi. ñëw waxtaan ak nguur gi ba ñu war koo fay 94 milliards nga xëy suba ni Mamadou Diallo dafa détourné 14 milliards 94 loolu lan la. sëñ bi loolu buñ la ko tuumaaloon yow sëñ Assane di nga wax wala doo wax. ci gàttal da nga bëgg mu leeral. non il faut mu leeral. parce que aussi xam nga Ousmane Sonko bi mu ñëwee ba léegi xam nga lu muy wax nañu débat yow dekk ko lu mu wax rek mun nañ débat. dama am say preuve ay éléments laa am. waaye yow yaa ngi wut débat di wut débat. loolu ñu wax ko ci yow personnellement en tant qu'homme politique boo xam da nga taxaw yow bi nga tàmbalee ba léegi. yow lutte contre la corruption rek mooy sa liggéey. ñi ñuy wax nga ni kii sàcc na fii kii def na lii kii def na lii. waa léegi yow ñu ne la yow ci sa bopp dem nga di dil ba éclaté nga jël sa manteau député wala sa manteau homme politique pour servir tes intérêts privés loolu. accusation mënul gën a rëy lool ci homme politique. voilà ñu ne la waxal nga ni du ma wax. fii léegi ñuy xaar ay leeralam ndax nee nga accusation ci xam naa ni moom journaliste bu mu jaarati ci kanam de mënoo bañ a laal loolu il faut mu leeral. ne serait-ce que pour setal boppam. waaw léegi ñu xaar aussi.